waxtu ci télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaar yu bëccëg gi ak la ca gën a fës bokk na ci communiqué bi jëwriñ bu ñu dénk wàllum ndox mi xaatim moom Serigne Mbaye Thiam di wax rek lu jëm ci grève bu ñenn ci liggéeykatu SDE la mu gis mooy ak maa tay la te itam lépp loo xam ne warees na koo jël ci ab dogal dinañ ko jël moom Serigne Mbaye Thiam itam fàttali na lu jëm ci mbir moomilee muy contrat ba ak action yaak na mu tëddee lu ci mën a am ñoom grève boobee dañu ko wéyal dàbbali gi ñaari fan lañ ci teg liggéeykatu SDE bokk na ci niñ ko waxee Ndakaaru ak li ko wër gox yu bëri askan wi dañuy yeewu ca fajar gàddu seeni siwo di wuti ndox bokk na ci nag jafe-jafe boobu nga xam ne ñu ngi koy dund lu ci mën a am daañ ci ñëw ci biir xibaar yi beneen ponk mbokk yi muy tablier ya nekk ci centre commercial ba ca Caaroy te ñu yëkkati woon leen fa ko amaloon ne ñu promoteur bala bokk na ca itam lam wax ne ndigalu maire bala lu ci mën a am ñoom liggéeykat yi nee ñu mbir mi duñu ko bàyyi noonee dañoo xëy takk seen morso yu xonk nee ñu sax bu jaree ñu bàyyi ci seen bakkan dinañ ko ci bàyyi ndax xamuñu kenn moom waaye ka def li ni mel kalaame nañ ko te itam dinañu ko topp beneen itam ponk mbokk yi mu ca diwaanu Thiès ak Jaxaaw foofee askan wa nelawatunu ba yandoor bokk na ca la ko waral Samba Boy ak ñàkk ak kaaraange fu ne la ñuy jóge di yor seeni jaase ki ngànnaay di ñëw itam di fuqati seeni alal ba ca mujj njeexintalu weer wi la ñu ne ab jaaykat ak soxnaam la ñu fekk seen biir kër dajji jël fa la leen neex dem seen yoon lu jëm ci wàllum caada ak ñaareelu yoon festival international Dakar court métrage dinañu ko amal juróom-ñeenti fan jàpp fan ak ñeent ci weeru sàttumbar bi la ñu bëgg rek mooy lu jëm ci wàllum court métrage ci dendop Afrique bi ñu gën koo ñoŋal gën koo fësal xibaar yi biti réew yi ak itam lu jege juróom benn fukk ci ay doomu aadama ñoom faatu nañu ci géej gi ca waaxi gànnaar la ñoom nag dañoo jóge woon fële ci réewum Gàmbi seen lim tolloon ci téeméer ak juróom fukk ñu jël gaalu loo ca wutali Espagne ca la dogal ba dalee ci seen kaw li ci yéene kaay ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxoor lu mbokk yi ma ñëw léegi ñu faram fàcce rafetlu seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias xibaaru diggu bëccëg gi mbokk yi dañu koy doore ak nanu ko junjee liggéeykat yu SDA ak itam nanu banque seen yoxo lu jëm rek ci lu action yi ak bërëb boobu muy contrat bi nga xam ne rek dafa dox diggante bi ñu jox ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Suez ñoom lañ ca bëgg rek mooy téeméer boo jël fukk ak juróom ba tax na coow li bëri ki nga xam ne nag mooy jëwriñ bu ñu dénk wàllum ndox mi di Serigne Mbaye Thiam xaatim na ab communiqué ñaawlu grève boobilee bokk na ca la mu wax mooy mbir mi ak maa tay la ndax la nuy laaj ci boppam dañ ko moomut lu ci mën a am Mame Birame Diouf xëy na jàngatal ñu ko. waxtaan gi ñuy amal boobu ak léegi mel ni kon sotteegul ndax xëccoo ga di wéy liggéeykat yi nekk ci SDE ak grève gi nga xam ni kat moom la ñu amal jamono ji ñeel kon dossier gi nga xam ni jëm na rek ci jox siège mu amal lu yorinu ndox mi waaye ministère bi di fàttali ne am na ay dispositions yu tukkee ci appel d'offre bi tollulee sax mooy kon ñu jox partenaire stratégique bi lu toll ci 45% ci capital bi waaye it état bu Sénégal am lu toll ci 25% secteur privé national bi am lu toll ci 25% waaye kat liggéeykat yi ñu baaxee leen lu toll ci 5% ci réforme gi ñu amal ci atum 1996 ne woon sax 5% ñu jox ko liggéeykat yi nga xam ne ñoo ne woon ci SONES waaye it lu toll ci liggéeykat yooyee amoon na nag loo xam tukki woon na ci ndaxte mujj nañu nekk ci ñett société muy SONES ONAS ak SDE ci loolee kon 3,5% waroon rek ñëw ci liggéeykatu SDE yi 1,5% ñu jox ko liggéeykatu SONES yi ak ONAS waaye ñu fàttali ne lu ñeel sax kon 5% yooyee lépp dafa demoon rek ci liggéeykatu SDE yi kon jamono ji ñoom liggéeykatu SDE dañu bëgg muy kon ñu yokk seen capital yóbbu ko ba ci 15%. loolee jot naa jur ay waxtaan yu takku communiqué bi di koy xamal ci noonee gouvernement bi kon di fàttali ne liggéeykat yi sax amuñu sañ-sañ ne dañuy dem grève ci laaj kon loo xam ni sax ab participation la ci ab capital bu ab société privée ci noonee ñuy xamle kon nanguwuñu benn yoon li ñuy woowee sabotage te kat liggéeykat yi nekk ci SDE di koy amal jamono ji kon ñu ngi laaj rek société sénégalaise des eaux mu jël ay matuwaayam ak ay responsabilités am ngir kon jox askan wi ndox mu doy te baax waaye it mu dakkal grève bi nga xam ne ni ak yëngute ya liggéeykat yi nekk ci kër googee di am.
Mame Birame Diouf ñu des ba tey ci yëngu-yëngalu liggéeykatu SDE mu mel ni ñaareel bi yoon bi dàbbali bi ñaari fanu grève lañu amalaat banque seen yoxo ba tax na ndox nag yenn gox yi ci Ndakaaru fu ci mel ni Wakaam jafe-jafe la ci askan wi ak yeneen i gox bu nu fàttalikoo nag la waral coow la mooy ñàkk a déggoo gi dox seen diggante ak seen jëwriñ di Serigne Mbaye Thiam ci lu jëm ci moomeeluk loolu li nga xamante ni si moom mooy ndox mi dañ ci ànd ak Ibou Diouf ak Jaafara Ba seen assemblée générale ñoom ñoo fa toogaloon télévision Futurs Médias. amal ab assemblée générale doonoon luy yomb yenn saay loole nag waa intersyndical bi ëmb liggéeykat USDE duñ ma weddi gannaaw teewaay bi nga xam ne bëri woon na ay liggéeykat yu ñëwoon rek fekk si ko waroon nañ jublu rek ngir fexe ba dalal ñenn ñi nga xam ne rek amoon nañ beneen gis-gis. waaw defoon nañu 72 heures tey yéen a ko déggal seen bopp travailleurs yi wax nañu sax dañu ne woon dañuy prolonger ba altine waaye nag comme nun ay dirigeants lañu ñu wax leen ne leen ñu ñaan leen ñu may nu 48 heures bu ko defee nu mën a waxtaan ak sunu biir. ñoom ñi nag dañu dëggu rek li ñu bëgg mooy fexe ba capital entreprise bi ñu am ci dogal nguuru Sénégal nag ci ay mébétam da ci bëgg a dugal ci 10% yooyu waa ONAS ak waa SONES. mu ne waa SDE nañu am 7%. waa ONAS ku nekk ak waa SONES ku nekk nañu am 1,5% démb loolu lañ fa jëlee loolu nag ñun ñu wax ne d'accord ñu si tey d'accord ñu si suba d'accord ñu si gannaaw suba. ñoom nag nee na pare wuñu ngir dellu ginnaaw ñoom li ñu bëgg rek mooy 10% yi mu doon loo xam ne rek dañ ci teg seen loxo. 10% yi lan moo ko waral ñoom lañ yaakaar ne dañuy seet xaalis. ñun si 10% yi seetuñu si xaalis waaye sunu toogaay la ñu bëgg mu dëgër au niveau du conseil d'administration xam nga boo toogee conseil d'administration les orientations yi ñuy teg di seet ay directeurs seet ay lépp di nga si am bu ne serait-ce que di nga mën a orienter. liggéeykatu SDE yi nag nee nañ li nga xam ne rek moo aju ci wàllu ndox mi ñàkk du li nga xam ne moo sabab seen grève wante lenn ci li nga xamante ne rek moo ci bàyyeekoo ajuma lañ fas yéene jàkkaarloowaat ngir fësal li ci bàyyeekoo. Ibou Diouf ñu sant la gërëm la des ba tey ci ñaxtu week askan wi ak itam tablier ya nekk ca centre commercial ba ca Thiaroye dañ leen fa jële woon te neñ joxuñu leen woon ab àpp ci fàttali nag promoteur ba maanaam ka fa tabaxoon mbir moomee moo leen yëkkati woon moom it mu ne woon mairie ba ñoo ko ci jox ndigal lu ci mën a am ñoom tablier yooyu ne du ñu bàyyi mbir mi mu sedd takk seen morso yu xonk lañ def ba noppi maire ba futtu ne dañuy dem sax kalaame te itam bañuñu dara ci mbir mi dañ ciy teewlu Moussa Ndaw bokk ca délégué ya nekk ca marché Thiaroye ay kàddoom ki ko taataan di Salif Sow ak Asbali Diop toogal télévision Futurs Médias ca diwaanu Guédiawaye jàpp Thiaroye ak Pikine. ci référé jugé wu ko amul sommation amul dara dañuy tëdd guddi toj ko li ñu bëgg nag mooy li nga xamante ne moo naqar bañ di ko ñaxtu mooy fii mu jaay nit ñi reena sucé bu soobee boor bi feeg nuy dee moom lay delloo nit ñi. bëgguñu ci kaw bëgguñu faneen bëgguñu xaalis bëgguñu dara fii lañu def wala bakkal pays droit la ñu nekk te nous sommes des citoyens sénégalais ay doomu Sénégal lañu bëgg liggéey suñu réew gune yi dugguñu ci ay gaal di dem jigéen ñi ñu ngi seen doom yi bëggatuñ kenn dugg ci gaal di dem fii la ñu bëgg a liggéey ñu jënd ko pour liggéey fii li ñuy lancé appel nag président ak Aly Ngouille Ndiaye la amal mbaan la amal Sangalkam bu ñu ñëwul loolu caaro yi dina am caaro yi te lu ko raw yi am caaro yi fi ñu war a dem ku ñu xam foo jëm fi nga jëm doo àgg mais nitu yoon lañu xam nañ yoon fu kayit war a dem yóbbu nañ ko fa ci kaw la wax ñu yéeg fi kenn du fi yéeg réseau social lañ jaay parce que lan pardon ba mu ko tabaxee ba léegi ñu dugg fi daf ko luye ñuy importer laaj ñuy importer soble man damay importateur la damay importer am na ñooñu mais ñi nekkul caaro yi ñi dëkkul caaro yi ñi importer caaro yi kenn dugalu fi doom ñi nga xam doomi caaro lañ di importer liggéey kenn dugalu fi doom mais ñi nekk parcelle ñooy ñëw mu dule ko loué conteneur 100 000 francs 100 000 francs yi boo ko jaayee tey tax suba da ngay fayal 100 000 francs depuis 5 ans mi ngi koy loué taabali jaamu di ko fayeeku jafe-jafe depuis gàmmu ba léegi noo ngi fi
aywa ñu wax ci askanu Sicap Liberté ñoom it dañoo mer ba fut bokk na ca la ko waral ne ñu bërëb ba nu amoon di fa féexloo dañ fa bëgg a taw xam taax moo xam ne daal di taax moo xamante ne si dafay yàq lu jëm ci gàncax gekk alom gi ba tax na nag ñu ne daal mbir mi na mu ko defee moom ki ko def amu ci benn yoon ndigal lu ci mën a am itam joxoñ nañ baaraamu tuuma seen municipalité ñoom it ñu ne du ñoom la ca xew kay waa Sicap lañ ko war a laaj Fatimata Touré ak Modou Diop ñoo fa doxantu. benn doxu ñaxtu lañu amal ñoom ñi nga xam ne ñooy yeewoo ci Sicap Liberté 1 li waral loole nag mooy dañoo jàpp ni dafa am benn espace bi nga xam ni rek espace vert la maanaam seen jardin bu nga xam ni rek dañ ko jaay ki nga xam ni benn promoteur la bu tudd Assane Seck ñoom nag ñu jàpp ni titre foncier boobee dafa illégal waaye tamit illégitime di dut baraamu tuuma rek municipalité bi. ñu dem seeti maire bi gis naa ko et d'ailleurs loolu laa doon njëkk a xalaat en tant qu'autorité. Le premier magistrat de la localité, il est chargé de défendre l'intérêt des populations. daf ñu waroon protéger wuñu bu ñu taxawee tey di ñaxtu naan lii du dëgg du yoon moom waroon na xam en amont que du dëgg du yoon tax mu ne noonu ànduma ci mu des bi ñu forcé ba ñëw fekk population yi bu boobaa dinañ gëm ni maire nee na àndu ci donc ñun la défendre suñu position. ñun ñuy wane suñu détermination ba tey rek moo tax def nañ fi conférence de presse woo nañ leen. ñuy wanaat suñu détermination moo tax ñu def marche bi pour ñu xam ne ñun ñii duñu daw duñu tay il faut ñu wan ñu ne daal ñoom ñi ngi ak ñun dindi lu ñu def ñun ñu mën jàmm mën a am ñu récupérer suñu jardin def fa luñ fa war a def jardin ba fa war a nekk jàmm na ñooy. ci beneen wàll ba municipalité bi moom tamit dàq wax joojee moom sax dafa jàpp ni kenn rek mooy ndeyu mbili ji mu di waa Sicap. Sicap mooy responsable bi ndax moom moo jaay kooku bu ko Sicap jaayul woon du am titre foncier domaine validé ak cadastre xaw ma procédure yi xaw ma kan moo ci njëkk ñoom ñu validé jox ko titre foncier mairie du joxe titre foncier waa ñi ko jox titre foncier kay. ñoo ko may légalité. Mbicok Mbalo di wéy di am ci ñi nga xam ne ñoo dëkkee Sicap Liberté 1 ak promoteur bi di Assane Seck waaye nag lu ci muti am ku ci nekk rek jàpp na ni moom moo am dëgg di xaarandi rek ana lan la ci autorité yi di wax. Fatimata Touré Assane Seck moomee ñu joxoñ baaraamu tuuma tontu na ci nanu ko waxee da ko weddi ne ay tuuma la ndax itam nee na lépp li mu def ci yoon la ko teg la koy firndeel mooy këyit yu wóor la am yu ko mën a may mu tabax fa la ko neex Assane Seck la ñuy teewlu. fi nga xam ne man am naa fa titre foncier te wan naa leen ko yoonu Sicap nekku ci yoonu mairie nekku ci bi ma amee suma titre foncier lépp lu ci war dañ ko fay. ñu vérifier que titre foncier bi am nañu autorisation depuis 2015 ba mu jeex ñu renouveler ko en 2018 titre foncier bi mi ngi nii autorité yëpp xool nañ ko maire bee ko signé ak préfet validé ko mais li gën a wóor mooy Descos ñëw na fa arrêté liggéey bi xool liggéey bi laajte këyit yëpp boobu fekk na ma nekk Tivaouane dama gàmmu sama gàmmu ba mu jeex ma ñëw yóbbu këyit yëpp ci yar ak ci teraanga Descos bi mu ko xoolee daf ma joxal levé ni ma commencé ci liggéey. gox bu ñu naan jaxaaw foofee askan wa ne la watuñu ba yandoor ñàkk ak kaaraange moo upp seen bopp ñu ne nag Samba Boy bëccëg ak ndara kàmb la ñuy dox sax wala gudd yor seen i ngànnaay di fuqati seen alal ba ca mujj ay bés njeexintalu weeru novembre ngeen baal ma ci la ay Samba Boy dugg kër commerçant fekk ko njabootam jël fa la leen neex dem seen yoon ca Sine dañu fay fekk ku ñu naan Aminata Goudiaby. ma taal lamp ëtt bi. ndaw si nag day nettali lu metti li nga xam ni moom la dund guddik ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre bi ñu weesu ay defkatu ñaawteef yu yoon ay ngànnaay ñoom ñoo dugg biir këram fekk ko fa mook jëkkëram ji nga xam ne commerçant la dóor leen ba moom mi sax dañ koo gaañ ci bët bi gaañ gu metti loolu nag tax askanu jaxaw ne ñoom nekkatuñu ci kaaraange. tiitoon nañ nag gaa gën a yokk ci ban yi ndax li fi xew barki démb fekk leen ci seen biir yi nekk yow gardien yi tóor leen bañ bëgg a dee amat ak jabaram
ay commerçant lañ biir këram lañ ko fekki ndeysaan yoratul bët mënatul a gis dafa am problème mu bët lu fekk ko fa dóor yu métti mook jabar ji wax la même chose moom Oumy ñu gaañ ko ci bët. askanu Jaxaaw nag dañu wàccoon ci mbedd mi ngir rek naqarlu ñàkk kaaraange googu te itam di sàkku ci kilifa yi ñu tabaxal leen fa brigade de gendarmerie arrondissement Ndiop bi nga xam ni fa la ñu bokk juróomi commune moo ko séq waaye benn ci ñoom amu ca brigade de gendarmerie moo tax ñu yàkkamti ko. vol ak agression yi dafa bëri moo tax ñun ñu jóg manifester wu ñëw devant l'autorité lancer un dernier cri de cœur pour que poste de gendarmerie mun a antu ci gendarmerie Fatick lañ dépendre. xam nga foofu pour nga woo gendarme mu ñëw gendarme munoo ko mu def 5 minutes ci yoon c'est impossible day fekk kii def na li muy def ba dem. ñu ni Jaxaaw fi mu ne yar fa ak jur sax daanaka kenn defatu ko fa ndax sàcc gu metti ndax boo yaree bañ ba am yaakaar rek genn guddi la ñuy ñëw rek daal di leen yenu oto lañ koy yëpp te xam nga oto bu yëpp ay jur yéeg ci kaw tali kooka borom même ñàkk na. te dañuy yore ay ngànnaay. éclairage public bi itam foofee ca Jaxaaw askan wi di sàkku ci autorité municipale yi ñu gën koo yokku. sagaru jaaykat laa ca marché ba waaye su may ñibbi guddi damay xalaat di ma yóbbu bi sama kër sama morom noonu sama timis bu jotee ñu laf de horaire yi saxaaratuñu leen pour jaay leen sadi ca ndax ragal lamp yi war nañ koo yokk. bi ñu defee seen marche boobule dem nañ ca sous-préfecture teg fa seen mémorandum ba ñu mën leen ko yéegal ci kilifa yi. Aminata Goudia bi ñu sant la gërëm la des ba tey ci biir réew mi ak itam ñi nga xam ne ñoom ñooy douane ba nekk ca Kédougou ak liggéey ba ñu def mu mel ni dañoo teg loxo rek ñaari défense yoo xam ne yu ñay la bu leen ko déggee nag mooy ivoire bi nga xam ne moom mooy nekk ci ñay te nu koy jël ñoom nag dañu ko téye ba noppi itam teg ca juróom-benn fukk ak juróom-benn kilo yu sineebar bi di yamba loolu nag douane bu ñanaaw ca Kolda moo ko amal loolu nag ñu ne brigade mobile bu douane bu Kédougou ñoom nag ajjuma ji ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre atum 2019 ci rek bi ñuy seet woto yi ci dem ak dikk ci la ñu gis ivoire boobu nga xam ne bi ñu ko xayma jege na fukki kilo ak ñaar mu jugee ci réew Mali nag ab apprenti la ñu ko joxoon rek ngir mu andi ko lu ci mën a am nag ba nu ko gisee ñoom waa douane bu Kédougou fexe nañu ba xam fi mu jëm si woon muy ndakaaru gi bi nu xaymaa nag koppar yi mi ngi toll ci fukki million ak juróom-ñett yu toftal téeméeri junni ak juróom-ñaar fukk ñaar ñi nga xam ne nag lañ leen ci joxañ baaraamu tuuma tegees na leen loxo communiqué bi nag ñi ko xaatim di bureau bi yor relation publique ak communication ci wàllum takk der yi ñu wéy la xibaar yi ba tey wax ci leneen muy ñaareelu roplaan bi ñu dippee Sine Saloum Airbus A330 neo la président Macky Sall nag nee na commandé waat nañ rek lu toll ci juróom-ñetti roplaan ngir Air Sénégal moom njiitu réew mi nag mi ngi sàkku rek ci ñi yore liggéey bi ñu gën a fonk moomeel gi la mu ca teg itam muy naataangoom yi muy liggéeyee ndool wala bokk askan wi muy ñaax ñëpp képp kuy génnati ci réew mi nga jël compagnie bi di Air Sénégal lu ci mën a am dañ ci ànd ak Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. ginnaaw bi mu jotee ñaareelu avion Airbus A330 neo bi ñu duppee Sine Saloum Macky Sall di xamle ni def na commande yeneeni avion. Avec cette acquisition. ak avion bi ñu dalal fu mu ne nii Air Sénégal am na lu toll ak juróom-benn avion te tamit commandé nañu lu toll ak juróom-ñetti avion A220 300 neo. A220 300 neo. njiitu réew mi di ñaax direction Air Sénégal ñu téye compagnie boobu ci anam bu jàkk. La négligence et les passe-droits. ñàkkum farlu ak ñàkkum Pastef jëmeewul mbir dara africain yi xam nañ ko ndax Air Afrique fii la jaar te tamit Sénégal amoon nañu yeneen compagnie waaye gis nañu fu ñu mujjee. mais aussi des différentes compagnies nationales du Sénégal. Macky Sall tamit di xamal ay ministres am ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci administration bi saa yu ñuy voyager nañu jël Air Sénégal. tout comme je tiens à ce que les membres du gouvernement. li ma bëgg mooy ñu ne ci gouvernement bi yëpp ak société yi nga xam ne tamit ci nguur gi la ñuy liggéeyal ak ñi nekk ci administration yi saa yu ñu dem mission ñuy jël lii di Air Sénégal ndax mooy suñu yëf. pour leurs missions officielles. avion A339 neo bi nga xam ni moom la ñu duppee Sine Saloum le 12 décembre lay commencé dem ak dikk bi avion boobu nag lu toll ak ñaar téeméer ak juróom-ñeenti fukki place moo ci ne.
Abdourahmane ñu dellu si ci Ndakaaru wax ca pencum ndawi réew mi ak itam woote projet budget nag bu ministère bi ñu dénk wàllum infrastructure yi ak itam désenclavement mu mel ne nag ñi nga xam ne ñoo teewal askan wi ca pencum ndawi réew mi wax nañ li metti ci askan wi ak lañ ci war a indi ci saafara bokk na ci VDN 3 bi nga xam ne daanaka daal woto yi dañuy bari muy ba tey diggante Cambérène jàpp Yoff teer beek payoor ga ak itam fongoli meek na mu ruqee lu ci mën a am rek ñi nga xam ne nag ñoom ñoo fa rek nguur gi dañoo rafetlu rek jéego yi nga xam ne defees na ko ca pencum ndawi réew ma ka ñu fa toogaloon di Mouhamed Samb ànd ak Youssou Barou. diggante atum 2000 ak 2009 réewu Sénégal ñàkk na ci lu tollu 2000 milliards ci francs CFA loolee nag li ko waral moo di embouteillage yu bari yi nekk ci réew mi waaye itamit ñàkk jumtukaay ci wàllu tali nekk na loo xamante ni si dafay gàllankoor dem beeg dikk bi fii ci Sénégal. Il y a pratiquement 105 000 Sénégalais yi nga xam ni daanu jël terre bi te demuñu aéroport ñooñu ay góorgóorlu ñooñu pour ñu dem tey jii nii au niveau de Diamniadio mais 500 francs la ñuy fay tey ngeen leen 1500 francs muy 1000 francs de plus par jour loolu di 30 000 francs de plus par mois alors que amuñu benn activité bi nga xam ni tey yëkkati na seen ay revenus nga war a wàcce tey jii nii li nga xam ni moom la ñu doon denc weer bi ba pare nekk di augmenter prix yi loolu mooy manque de vision. Le département de Linguère yàlla def mu am benn tali boo xam ne daf ñu ñoroon lool mu doon suñu tiis di suñu naqar lool muy la Louga Daara Louga la route Daara Louga. ngir Ndakaaru gën a mën a yaatu ci wàllu tali yi faaw rek ñu daal di mottali projet bi nga xamante ni si moo di VDN 3. yàlla dogal na dem na foofu ba juboo ak population Cambérène yi nañ ko bëggee ak ni nga xamante ne noonu lañ ko yaakaare incha allahu rabbi d'accord nañu defe ko dans ces conditions laaj naa ko également kañ la ñuy tàmbali li nga xamante ne moom mooy pont boobu. ñu fexe ba yenn dëkk yoo xamante ne si ñu ngi fii ci Sénégal ñu am seen wàllu jotaay di maanaam désenclavement loole nekk na loo xamante ne si mun na bokk ci liy suqali réew mi bu ñu sukkandikoo ci Moustapha Guirassy. symbolique bi gën a fort wax dëgg suñu réaliser yoonu Fongolimbi Kédougou defe naa ni drapeau la bu boobu ni émergence dëgg am na ci réew mi ndaxte ci entendement gox yooyu yi reculer war nañ leen mën a boole ci réew mi. projet bi nga xamante ne si ci la ñuy càmbar budget bu ministère des infrastructures et du désenclavement doon benn porox ndolo ngir ñu mun a càmbar jafe-jafe yi nga xamante ni si wàllum dem beeg dikk bi moom la amee ci Sénégal goo xamante ni si accident yi nekk na loo xamante ni ba tey mu ngi tiital askan bi. waaye itam ñu ko doon waxtaanee jëwriñ bi di Oumar Youm ne nag léegi rek ñu daal di door liggéey bi moom Oumar Youm ci pencum ndawi réew mi la ko xamle ne matukaay yëpp jël nañu ko ñu teewlu ko Mohamed Samb. pour train bi mën a commencer la mise en exploitation commerciale parce que jàpp nañu ne tey fi ñuy wax ak yéen mooy travaux d'infrastructure mooy travaux physiques yi te loolu aussi maa ngi koy préciser parce que ministre des finances dafa ne 31 décembre man ma ne avril ñu ne non ñaari ministres yi non moom bi muy wax 31 décembre c'est les travaux physiques te loolu ñun ñoo ko bokk travaux physiques yi maanaam li nga xam ne terrain bi la raay bi ñuy defar confinement bi passerelle yi pont yi route yi ñuy defar loolu mooy li ñuy réceptionner au plus tard le 31 décembre temps de trajet bi nga xam ne nit ñu ngi ko doon def 1h30 45 minutes lay def loolu la gars yi di bañ a dégg ne yëf yi dañ koy gaawal bon les travaux de la VDN j'en ai parlé. bu dee nag li aju ci wàllu VDN 3 bi liggéey dinañ ko tàmbaliwaat ci lu dul yàgg dara gannaaw ba nga xamante ne si njiitu réew mi wala sax gouvernement bi jot na déggoo ak ñi fa dëkkee. ba tax na am naa yaakaar nañ daal fii ak 2020 incha allah dinañ ko mun a àggaliwaat. parce que 2020 ce qui doit être fait le sera pour améliorer la mobilité surtout à Dakar. aywa ñu dem ca Casamance rawatina foofee ca Ziguinchor ak ñaareelu pàcc bu PUDC ñu ne nag bukkul bu foññi mi nga xam ne nag day tax foofee ca Sindiak na mu ruqee mu dindi ko mu mel ni ñaareelu pàcc bu PUDC moom jëlu ko loolu nag ki ko xam ne rek di Cheikh Diop coordonnateur national bu PUDC la ci ab lël ci ñi doon tàmbali liggéey boobu aju ci ñaareelu pàcc bu programme mu PUDC la yëkkatee yi le kàddu ci teewaayu Boubacar Diassi la woon ak Lamine Mandian. bi muy lancé deuxième phase PUDC ca Bignona en 2018 engagement yi mu jëloon yëpp ñu ngi ci liggéey
am na yoo xam ne sax commencé nañ ko def président moom moo tëgg PUDC moo xam li PUD di def moo xam li PUDC dul def président bu jëlee engagement di defar tali yeneen kuréel la ko jox te ci cadre programme état yi lañ koy def donc loolu moom jarul sax di wax li gën a am solo mooy lu président jël ci engagement dana ko def parce que c'est dans le cadre du développement de la Casamance bu loolu weesoo li ñu fi dajale tey mooy atelier technique pour le lancement des travaux de la deuxième phase du PUDC dans la région de Ziguinchor, bien sûr dans la région, plus généralement dans la région de Casamance, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou. ñu waaj fii def ay jumtukaay yu am solo ci wàllu tabax ay poste de santé, ci wàllu defar forage, ci wàllu électrifier ay villages, ci wàllu jox jumtukaay jigéen ñi nga xam ne nii buñ béyee ba pare danañ soxla jumtukaay pour li nga xam ne nii am nañ ko ci dugub ci ceeb ak ci yeneen meññeetef ñu mën ko transformer ba mën a dund. aywa niñ koy defee ñeenti fan ci weeru décembre bu jot bataillon bu génie militaire ba ca diwaanu Bargny nag màggal nañu Sainte Barbe bu xew-xew boobee nag jaarale nañ fa ki nga xam ne moom mooy commandant ak directeur bu génie militaire dellu soir rek ci programme bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy def ngir gën a dooleel sunu armée bi mu mën a jànkoonteel ak lépp luy ñàkku kaaraange waaye itam dooleel ko rek ndax jamono fa mu toll dañuy teewlu colonel Cheikh Camara directeur bu génie militaire kàddu yi ki ko taataan di Ousseynou Thiam ànd ci ak Ahmadou Bamba Samb. Général, chers invités, cette édition 2019. suñu édition 2019 bi bu Sainte Barbe bi nga xam ni ñu ngi koy màggal tey thème bi ñu jàpp ren nag moom mooy génie horizon 2025 enjeux yi def yi waaye tamit li nga xam ne lii moom mooy perspective yi choix bi nu mel nag am na solo lool ndaxte nag lii di génie militaire comme yeneen xeetu armée yëpp moom dafa engagé wu daal ci ambitieux programme boo xam ne bii dañuy yeesalaat bu baax njeexeetal rek moom mooy fexe ba lépp lu jumtukaay rek ñu mën cee taxaw bu baax waaye tamit mën a tontu bu baax ci li nga xam ne lii moom mooy njàmbat jëm ci wàllu xupp waaye tamit ñàkku kaaraange waaye tamit lii di développement. Le format des armées à l'horizon 2025 initié à cette effet. ci fàttali lii di format armée 2025 bi nga xam ne bii initié nañ ko loolu dafa tukkee nag ci ay xalaat yu yaatoo yaatu jëm ci rek li nga xam ne lii moom mooy contexte géopolitique bu international bi ndaxte nag ñun dañoo war a fexe rek ba lii di suñu l'armée yi mën a taxaw bu baax a baax mën a jàkkaarloog xupp waaye tamit ñàkku kaaraange goo xam ne gii ñemeeku nañ ko ci lii di àdduna bi. Pour faire face aux menaces et défis cités supra. ñëw ci xibaaru caada yi ak festival international bu Ndakaaru Dakar court métrage ñaareel bi yoon ñu ne ko daan ko amal juróom-ñeenti fan jàpp fukki fan ak ñeent ci weer wi li nu bëgg rek mooy fexe ba li nga xam ne nag moom mooy court métrage ci dëndu Afrique bi ñu gën koo dooleel ren ji nag ñu ne réalisateurs yi dinañu teew ak itam programme yu am solo molikan bu festival bi lañuy teewloo kay sa tupay Dakar court am mooy ñun dañuy ay ndaw di def court métrage te gis nañ ne Sénégal fii court métrage yu ñoo ëpp long métrage yi te ay ndaw ñoo koy def ci boobu lañ toog xalaat te xam nañ tamit cinéma africain Sénégal dugal na ci loxoom ci fii mu toll nii te amuñu festival bi nga xam ne dinañ ci mën a wane suñuy liggéey si la ñu waxtaan suñu biir dooleel collectif yi parce que ñun ñëpp ci ay ciné-club lañ jógee ñu dooleel suñu bopp daje ci benn kuréel tuddee ko cinéma rek na léegi nag dinañu liggéey ba ñun Sénégal court métrage africain Sénégal nekk capitale bi loolu rek mooy suñu objectif. formation bu mag bi bokk na ci ñi nga xam ne ñooy réalisateurs yu nekk ci jongante bi ci fukki réalisateur ak benn ñoom ñëpp dinañu ñëw teewee festival bi. ñoo ngi jugee Somalie ñoo ngi jugee Bénin ñoo ngi jugee Algérie ñoo ngi jugee Abidjan. mu ngoog Dakar court mu mel ni juróom-ñeent fan jàpp fukki fan ak ñeent ci weer wi lañu koy amal ci Ndakaaru ñu wax itam ci leneen muy lu jëm ci ay migrants di ay doomu Afrique yoo xam ne dañoo jaaroon ci mbëkk mi mujjee nañu faatu seen lim ñu ñàkk seen bakkan ñi ngi toll ci juróom fukk ak juróom-ñett ñoom nag ci waaxi gànnaar yi ci la seen bakkan des ndaxte dañoo bawoo woon Gàmbi
ci seen gaalu looco tolloon nañ ci téeméer ak juróom fukk ñoom nag dañoo mujjee faatu ñu ne nag seeni néew dañu ko gis ñoom juróom fukk ak juróom ñett yooyu juróom ñett fukk yi ak juróom ñoom rawale nañ leen seen bakkan lu ci mën a am nag ñoom ñi ngi bawoo woon fële ca Gambie muy gaal googe ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru novembre bi nu génn dañoo wutali woon réewum Espagne ñu ñëw ci ponk bu mujj bi li ci yéenekaay yi la ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Guy Marius Sagna dellooti na kaso ubbi l'Observateur activiste bi njiital FRAPP France Dégage moom ak yeneen i natangoom yu jàppoon keroog ba ñuy ñaxtu ca buntu palais ba ñoom juróom-ñeent yëpp la ñu mandat dépôt ba mu des benn waaye mu di waa ji di Souleymane Djim moom ab liberté provisoire la amee waaye bu ko weesoo muy Babacar Diop di Mamadou Diallo Fallou Galasek Malick Diaw Biaye Souleymane Dioko Ousmane Sarr ak Guy Marius Sagna ñoom ñëpp kaso la ñu fanaan démb la Sénégal nañu ca Rebeuss plus exactement démb ba ñu janoo ak doyen des six las mi ngi ñuy xamal ne waa ji di Malick Diaw bi ay xam na ca bureau doyen des six ba ñaari yoon keneen ku bokk ci ñoom di docteur Babacar Diop yéen a kaay bi mi ngi ñuy xamal ne grève de faim total ci la nekk Vox Populi bind ne Guy Marius Sagna ak ñoñam yi demoon doon ñaxtu courant bu seer bi ci buntu palais de la République doyen des six Samba Sall far na leen électrocuté ñoom ñëpp mandat dépôt leen yóbbu leen kaso ba mu des Souleymane Djim ab liberté provisoire la amee courant bu seer bi la ñu doon jébaane ba lii lépp fekk leen ci nañu bàyyi courant beeg ñi mu lakk te ànd ak Sud Quotidien wax ci ndox meeg ni mu jaxasoo jamono ji ci réew mi intersyndical gi jaboote liggéeykat yi ci SDE ak grève bi ñu nekkee yéenekaay bi nee nañu ministre de l'eau di Serigne Mbaye Thiam mi ngi leen di dànkaafu ak di leen tëkku ndax li mu gis ci mbir yi moo di ay sabotage ak bëgg a dugal askan wi ci fitna bëgg leen a jàpp otage enquête dina kay nañu ministre eau ak assainissement di Serigne Mbaye Thiam mi ngi ñaawlu li mu jàppe ne sabotage la bu liggéeykat yi SDE yi def La Tribune bind ne njiit réew mi Macky Sall ñoom liggéeykat yi SDE yooyee nekk ci grève ñoom la joxar bi baaraamub tuuma jafe-jafe ndox yi am xaat ci réew mi ñoom la ne ñoo ko def source waa nañu moo taxit état bi yónnee na SDE ab mise en demeure ngir sabotage gi ñuy def ba mu tàmbalee indi ay cool-cool ci séddaleem ndox mi ñu dakkal ko moom njiit réew mi Macky Sall l'Observateur wax nañu ne li ko dar yépp ci coow ak njàmbat ak ñaxtoog xultu bombe sociale la boo xam ne bu ci gaawut a jóg jël ci matuwaay bés bu fi kalaatee du baax ci moom ne réew maa ngi mel ne màgget mu wopp foo laal mu wonk njàng mi ndox mi courant bi ba ci wàllum nettoiement bi fenn amu ci jàmm jëg mbégte mi ma nga woon démb ci aéroportu Diass ubbil Source A compagnie Air Sénégal SA moo doon daloo démb ñaareelu avion bi A330 néo la démb lañu ko daloo tudde ko Sine Saloum xew-xew yi amee woon ca pavillon présidentiel bu aéroport Blaise Diagne doonoon nit ci teewaayu njiit réew mi Macky Sall fa la waxee yéeneem ak bëgg-bëggam mu di bu weesoo A330 néo bi ñu daloo ñu fexe ba dolli ci yeneen juróom-ñetti Airbus A330 néo fàttali na fayit waa compagnie bii di Air Sénégal SA li ñuy xaar ci ñoom ba wax fayit ne moom njiit réew mi Macky Sall bëgg na léegi képp ku bokk ci gouvernement bi wala ngay liggéey ci état bi booy tukkeeti nga jël compagnie Air Sénégal SA Sud Quotidien nañu yamu ca sant na kilifa yu compagnie bi ak ña fay liggéeyee ñu góorgóorlu ci seenub liggéey ba kenn bañ leen a jam ànd ci liggéey bi ak rigueur bu mat sëkk président Macky Sall moo leen ko wax président ba woon di Abdoulaye Wade li mu wax mi ngi ci xët mu njëkk Le Quotidien dafa demoon démb jaale ji waa kër Léopold Sédar Senghor ginnaaw faatu Colette Senghor journal bi nañu ca ndajama Abdoulaye Wade fàttali na fa lenn ci histoire diggam ak Léopold Sédar Senghor nee na bëgg-bëggu Senghor moo doonoon bés bu fi jógee ma wuutu ko demoon na sax ba bëggoon maa def vice président boo demee ci L'As mbaa ci Vox Populi it fekk fa waxi Abdoulaye Wade joojee jëfi Sadio Mané ji woon démb daanaka amul benn journal bu ko wuute Record yéene kay nañu démb ab équipe am di Liverpool moo doon football ak Everton waaye Sadio Mané mi ñu xañ ballon d'or bi bu yàggul football na démb ca max ba football bu rëy bu tontu ay bañam joxe na fa ñaari bal yu rafet ñu mu dugal la leen tegal leen ci stade yéene kay ne ko maxub démb bi kay lépp moom la moo doon tulli moo doon ballax Mané à la création et à la finition L'Observateur nañu ni mu tontoo gaa yi démb moom Sadio Mané tontu du ko gën a rafet li ñaaw ba yegg ci lool bokk na ci li gën a fës ci xët mu njëkk L'Observateur mu di ndaw si dëkk ca Yëmbal jàpp ñaari doomi jiitleem yu jigéen kenn ki fukki at la am ka ca des juróom-ñetti at di leen toroxal ak mitital ba jëloon saabu dugal ko ci bëti xale ñu jaare fa silmaxa loolee 2015 la xewoon ma nga xewoon ca Yëmbal L'Observateur nañu mbir moomee moom la tribunalum Dakar doon àtte démb bàyyi xale it yoon génnewu ko ci mbir mi complicité la ñu koy toppee. Mouhamed Ndiaye ñu sant la gërëm la sant leen yéen tamit ci safo bi ak kóolute bi rédaction bi ngoon ci kàttan yàlla dina fi teew ci yeneen jotaayu xibaar ak Ibou Diouf ak Chérif Diop rafetlu ba tey seen kóolute di leen ñaanal kenn dal jàmm di ko sàkku ci yéen.